ñu ngi nuyu ñëpp ak képp koo xam ne yaa ngi ñuy déglu ci jamono ji. Sénégal dañ ne toll na foo xam ne dañoo war a waxante dëgg bañ a xëy na tamante di maanaam képp kuñ jàpp ni xëy na mu ngi wax te arrangé na kii wala arrangé wul kële am fu ñu ko dendale wala boog am fu ñu ko féetale. dama yaakaar ne tey war nañoo weesu loolu ndax it bu ñu bëggee réew mi émerger nañ koy waxee wala boog na koy kilifa yi waxee faaw saa su ne rek ku ne ci ñun am lu mu yëkkati di ko joxe ci contribution. mbokk yi discours à la nation ku ne xam na ni bi Sénégal doone Sénégal ba léegi daanaka at mu ne rek lu ko jëlee ci Senghor ba ci Macky Sall président bi day janoog askan wi ngir wax ak ñoom ñu naan ko discours à la nation. waaye ñu seetlu am loo xam ne nag ñaari at a ngi nii lu ko jëlee ci Senghor ba ci Abdoulaye Wade mësta am mu door nag di am ci régime bi kon ñu jàpp ni nag danay baax ñu alerte ndax suñu wareef ñaari at a ngi nii ñu seetlu ginnaaw bi nga xamee dañu tegal discours président de la république bi nga xam da koy def ci at mu ne su noppee am yenn ci tànneef yoo xam da koy tànn ay organe de presse ñu fekki ko ca palais présidentiel daal di koy poser ay questions ñu naan ko débat ñoom benn may xamal nit ñi rek ni loolu du débat ndax débat buñ ko waxee faa mu am ñaari parti yi jàkkaarloo kii bu waxee lii kii wax lee waaye fi ñu njëkk a faussé mooy fi ñu ne grand débat loolu du grand débat kon nañ wut beneen tur xëy na conférence de presse wala conférence propagande lu ci mënti am daal loolu nañ jàpp ni du débat sax bay nekk grand débat beneen bi mooy dafa nekk loo xam ne bu ñu xoolee dafa am contradiction bu ci nekk ndax yéen bu ngeen xasee jox ñu discours à la nation ba noppi te mu nekk loo xam ne techniciens yi nga xam ne xëy na ñoo yëngu ci wàllu communication ci palais wala ñi nga xam ne bokk ñoo yor wàllu woowee ca palais tënk nañ ko ba noppi ba jox ko président mu wax kon jàpp nañ ni yekk boobu rek doyoon na sëkk ci sénégalais yi war a mën a apprécier kon bu ñu demee ba ci toftal ay conférence de presse yoo xam ne dañ koy séq ak yenn ci journaliste wala boog yenn ci organe de presse yoo xam ne dañu leen taamu ñu dem ca palais foofu la muy firndeel rek mooy échec am na dès maintenant beneen wàll bi mooy ñi ma ciy waxal mooy les organes de presse maanaam ëttub taskatu xibaar yu nekk ci réew bu Sénégal bu discours bi mësaan am rajo yi ak télé yi dañ daan def ay débat yooyu nag dañ ko daan ubbi ndax mouvance présidentielle day ñëw société civile day ñëw opposition day ñëw ba yenn saa sax jàmbur yi ñëw waaye mu mel ni tey conférence de propagande bi nga xam ne palais présidentiel créé na ko mu ngi sax daanaka faat wala boog di rey débat yi nga xam ne ñoo war a am ci télévision yi te organe de presse yi bàyyiwuñ ci xel la preuve président de la république buy wax ci télévision yi ndax xam ngeen ni télévision yu bari dañ ko relayé woon alors sénégalais yi par curiosité la ñu def rek mooy concentré wu ci conférence propagande boobu nga xam ne palais présidentiel organisé na ko kon automatiquement rey na débat yi nga xam ne mooy débat équilibré yu télévision ak rajo yi di def muy débat yi nga xam ne jox nañ ci kàddu opposition jox nañ ci kàddu société civile jox nañ ci kàddu mouvance présidentielle alors là li ma ciy jàngat mooy créer seen conférence boobu pour rey débat yi nga xam ne mooy débat yi war mooy débat yu jaar yoon mooy li nga xam ne nag moom la ñu tuddee débat ma bëggoon attirer foofu attention patron de presse yi waaye journalistes yi ak ñi nga xam ne xëy na ñoo ngànk organe de presse yi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax c'est bien beau présidence tànn la parmi les organes de presse qui doivent venir au palais pour interviewer le président ok journaliste bu nekk xëy na dana la neex nga dem palais présidentiel toog président toog nga poser ko question mais nangul ni def nga loolu waaye am na loo xam ne xañ nañ la ko muy débat bi nga xam ne war nga ko def ci sa biir organe te mu nekk débat bu équilibré te muy li jëriñ askan wi raté nga ko te xañ nañ la ko waaye ñoom yóbbul nañ la ci seen terrain di maanaam organiser nañu seen benn conférence de propagande ca palais yóbbu la fa nga toog diffuser ko en direct relayer ko maanaam à partir de la RTS nga jël ko kon damay jàpp ni foofu it une grande partie de la presse échec nañu foofu te bàyyuñ ci xel parce que dama jàpp ni discours à la nation bu ko président defee ba noppi waruñu xañ opposants yi seen kàddu waruñu xañ société civile seen kàddu waruñu xañ it population bi seen kàddu mais on peut pas comprendre un président def discours ba noppi tànn certaine presse bu ko neex wala boog cellule communication tànn certaine presse bu ko neex ñu dem ca palais mu toog ñu jàkkaarloog moom di ko poser ay questions muy tontu na mu ko neexee sans contradiction ah non kooku mënu ma ko tuddee une démocratie franchement mënu ma ko tuddee une démocratie waaw bu demee ba kay ñoom ñu ne un grand débat dañu waroon xëy na jël sax au moins ca wet ba koo xam ne bu président tegee benn mu teg ñaar bu président tegee ñaar mu teg ñett man loolu laa mën a gëm mais aujourd'hui à travers cette conférence de propagande on peut dire que gagné nañu terrain boo xam ne terrain bu yaatu la te organe de presse yi bàyyuñ ci xel parce que l'ensemble des débats yi nga xam ne moo légitime débat yi nga xam moom lañ doon jox les opposants et les sociétés civiles ay kaddu daanaka yëpp kenn déglootu ko parce que y a le président Macky Sall qui est devant l'écran yeneen télévision yi relay ko soit disant que seeni journalistes nga fa soyons sérieux quand même nous sommes dans un pays boo xam ne aujourd'hui dañ ne nit ñi buñ daan nelaw démb tey bokk ci ñëpp a yeew kon mbokk yi ma leen di ñaan ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax di gërëm di sant ñëpp jërë ngeen jëfoo salaam ñëpp